Café Ramadan di jotaayu waxtaan bu ñuy amal ci biir weeru koor di dalal tey gannaaw bi ñu leen nuyoo Mbaye Guèye di président EMG Universal Auto Serigne Mbaye ñu ngi lay nuyu di la ziar ci weeru koor. Ahmadou Bamba nahnu kazalika ñoo ngi lay fay di la dalal ci résidence EMG di fas yéene wuyu say tontu ci li nga xam ne yàlla baaxe nañu ko incha allah. ponk bi ñuy tàmbalee ñeel liggéeyu ndaw ñi mébétu président Macky Sall Mbaye Guèye doon wutal juróom-benn fukki junni ak juróomi nit liggéey tudd nañ allocation budgétaire bu tolloog 450 milliards ban jàngat nga def ci mébétu président Macky Sall boobu. ci mébét bi laay rafetlu mébét moo yéene tubaab di ko wax intention loolu laay rafetlu waaye ni mu ko programmé laa xamagul ndax ci li ma xam mooy métier moom mooy emploi moom kenn du ko jënd bu doon lu ñuy jënd damay jël calcul ba ak nombre de personnes diviser ko ni la lii la waaye comme du lu ñuy jënd waaye moom moo xam processus bi nan la waaye daal yéene bi rafetlu naa ko pare li ci des nag il faut ñu xaar ba xam 450 milliards yi nan lañ ci amee nombre d'emplois yooyu ak itam nan la ko xalaate mu mel ne da ngay sàkku ci ñu associé secteur privé bi nga xam ne ci nga bokk ci yéene boobu président Macky Sall am ngir wutal ndaw ñi liggéey. waaw ci sama réew nag su ma sañoon sàkk woon naa ndaxte jàpp naa ni lu toll noonu ci emploi kenn mënu koo def ci jaaru ci secteur privé ndax lu toll noonu ci emploi boo ko xaajoon état mënu ko embauché wu ko sax fi mu nekk nii li ëpp ci Sénégal 80% yi liggéey ci Sénégal secteur privé ñoo leen embauché. lu néew la nguuru Sénégal lu néew la ci nguuru Sénégal embauché aujourd'hui su ko bëggee yokk yaakaar naa ni ñi nga xam ñoo yor la ñoo ci def lu toll ni toll jaaree ko ci ñoom ci la gën a gaaw waaye nag moom président de la République la day am élément yu muy am yoo nga xam ñun duñ ko am lu mu xam loo nga xam duñ ko xam moo tax xamaguñu nan la ko naree moo tax mënaguñu xam fan la jëm waaye daal jàpp naa ni tey jii suñ ma ko doon laaj nan lañ ko war a defee dama naan jaare lawaat ko ci secteur privé bon ma laajee nan lañ ko jaar secteur privé léegi mën naa la facilement ma ni la nii lañ ko mën a jaar ci secteur privé. nan ci naka lañ ko mën a jaarale ci secteur privé ba ndaw ñi gis ci seen bopp. c'est très simple Bamba entreprise boo gis bu ne fa mu toll borom a ngeeg mébét baneen bu toll ni loola ci defagu ko. sëñ Mbaye est-ce que secteur privé tey taxaw nañ taxawaay bi ñu war a am ndax ñu bëri di jàngat ci wàllu koom nee nañ état mënul def lépp secteur privé am na wàll maanaam responsabilité bi nga xam ne am na ko ci wutal ndaw ñu liggéey. oui mais attends secteur privé dooleem ci état lay jógee secteur privé boo gis partout dans le monde fu développé monde pays bu développé wu rek secteur privé baa ko développé mais nag développement bu mi ngi jaaree ci état bi état du finance secteur privé waaye moo koy soutenir état du jox secteur privé xaalis waaye moo koy jox marché moo koy liggéeyloo pour secteur privé mën a développé aujourd'hui nit ku nekk nu sa secteur privé toll rek nu état toll ci secteur privé am rek noonu la secteur privé di toll ci pays ba. ndax nguuru Sénégal delloo na secteur privé ak xam ak yelleefam. est-ce que sax xam nañu àqu secteur privé sax ak yelleefam est-ce que xam nañ ko laay wax ba pare ndaxte jàppal ni encore ci li ma gisagoon ñun li nga xam ne loolu la ñu man nu ko nekk li ngay sentir man li may sentir secteur privé par rapport ak état du Sénégal place secteur privé jëlaguñ ko jusqu'à présent secteur privé jëlagul place am ci état bi. lu waral loolu. non li waral loolu parce que lépp nag mi ngi dépendre ci ñi nga xam ñoo jiite réew mi ñoom ñooy mën a teg ku ci nekk ñooy teg fii secteur privé ñoom ñooy teg fii ñeneen ñi ñooy teg fii ak secteur boobu ci nekk ñoom ñoo koy teg parce que ñoom ñooy organiser ñoom ñooy gouverner. pourtant ci wàllu appel d'offre gis nañ ne secteur privé bi ñi ngi postuler nguur gi di jox ay projet maanaam ay chantier secteur privé bi di ko liggéey. xam nga damay wax tout le temps ni participer état ñun bu ñu mën a développer état moo tax waxuma ni bu ñu joxul même bu joxee
étranger yi joxuñu tam du tee ñu ni lim ñu jàppale xam nga li ñu jàppale lan la pour nga mën a réussir il faut nga am sécurité il faut nga am organisation il faut que nga am un pays bu dal loolu état defal nañu ko ban mën a développé kenn du ko ŋàññ loolu duñ ko xeeb waaye nag dooleel sa ay champion ba ñoom ñu mën a am doole joo nga xam ñoom wëlbatiku dooleelaat jeunesse bi fi nekk kooku laa la wax ni man ni ma ci gis par rapport ak yeneen pays ñu ci ginnaaw la ñu nekk. tegewul rapport yi ba ma ko jëlee man sama bopp on a des très bons rapports ak ñeneen tam très bon rapport ak nguur gi ak ñi jiite nguur gi amuñu benn problème waaye pour man ñi nga xam ne noonu la ñu waroon a soutenir secteur privé dolli seen doole parce que amu ci benn secteur privé boo nga xam bu mu fi nekk bu am doole nekk les grands comptes amu ci benn boo nga xam ni nguur gi fi nekk moo ko créé bu ci nekk dañ ko fee fekk li nga fi fekk nag boo koy da nga koy doole rek mu gën a jëm ci kanam aujourd'hui man su ma amee 450 emplois am ay yeneen projet su ma état ne ndax fii ak année prochaine yan projet nga am pour mën noo embaucher 200 personnes fii ak année prochaine mën naa leen jox projet yoo nga xam ni te état du ma jox xaalis de bu boobaa du ma jox xaalis mais fi may jëlee xaalis état mën na faa teg fonds yoo nga xam ni intérêt yi duutu am ma mën a engagé wu tout de suite parce que ñun ñëpp suñu dee limité suñuy engagement intérêt tax le fonds xaalis boobu buñ ko defoon ay fonds de garantie yoo nga xam ne banques yi dina tax intérêt bu mënul nekk intérêt zéro tam nekk intérêt bu nga xam ni duñ ko sentir aujourd'hui dina nous permettre ñu agrandir tout de suite suñuy projet di ko léegi 200 emplois ci année bii di ñëw kaneen def ko kaneen def ko kaneen def ko xaalis ba du fa jóg kenn du ko laal ca teewul dinañu embaucher parce que pays boo gis ak économie boo gis ñaar rek moo nekk ñun suñuy partenaire mooy les financiers ñun ñu nekk les travailleurs ñun nag li ñu lee lan la ay intérêt moo ne ci diggante bi dañuy séddoo li ñuy am lu ñu gagné séddoo ko ak ñoom ñu jël benn partie ñu jël benn partie état jël benn partie moo tax la ñuy am néew su état yoree xaalis nag war ko joxe non na ko téye def ko fonds de garantie intérêt wàññeeku ñu ni nag léegi képp ku ciy jël ñaata emploi bu eggee tel montant ñaata emploi nga ni jox fii ak année nangam ba pare garanti ko parce que entreprise boo fi gis mu am plus de 200 personnes am na garantie yoo nga xam ni ëpp na lu toll li nga xam moom la président moom la ñu préparé pour la man aujourd'hui su ma doon organiser foofu laa koy jaaree ci secteur privé bi laa koy jaaree entreprise yi taxaw ba pare nag quand je vous dis secteur privé mooy entreprise muy ñi nga xam ne ñi ngi taxaw nekk grand compte di fay impôt di fay douane ko boo jëlee ko mel ni ñun nga xam ne lu dee weer wi dinañ def 4 milliards ci keesu état donc ak ñeneen ñu mel ni ñun ak ñi nga xam ñoo ñu ëppale ñooñu ñëpp laa leen wax ku ci nekk am nga projet yoo nga xam ni yaa ngi koy limité ci li tax nga koy limité ne intérêt bancaire yi ni muy toll moo tax ba doo mën a engagé woo lépp état nag am marché liggéey loonu fay nu ak am benn fonds waroon ko def ci ndaw ne xanaa def ko fenn pour banque bi ba ne wàcce intérêt yi ba nekkatul dara mu permettre ñun ñu jël pour embaucher waat kooku suma xalaatu bopp la dama yaakaar ne boobu waaye nag moom itam peut-être en tant que président de la République am na ay information ak ay moyens ak ay possibilités yoo xam ne xawuma ko moo tax mënuma cee sori. suñu fàttali ko 1973 boobu yaa ngi am fukki at ak ñeent ci nga tàmbalee liggéey mu mel ne exemple de réussite nga ci ndaw ñi nga xam ne ñoo toll ci wut dara ndax mën nga ñoo fàttali sa tàmbali. waaw dinaa ci sawar di fàttali souvent sama tàmbali defoon naa ko ci émission bu tudd réussite ak Canal Horizon li tax ma ciy sawar itam muy njàngale la ca suñu borom am lu mu xam ne digge na ko ci njàngale ndax lépp loo xam yàllaa ko sabab mu jaar ci yow mi ngi lay sant nga jàngalewaat ko damay sawar lool ci di ci wax ndax itam dina bokk ci li nga xam ne bu ko xale yi déggee ca gëm ko mën na leen a jariñ su ma ci tàmbali dama lay wax d'abord nan laa juddoo ndax tàmbali liggéey fekk ñu defaral la ko ba pare nga yóbbu ko dem am na waaye fekkoo fa dara nga tàmbali ko am na man benn doom laa bu góor ci sama yaay benn doom dong la bu góor amul jigéen amul ku mu bokkal ndey ak baay donc aw ma nijaay aw ma mag aw ma nijaay
bi may am fukki at ak ñeent yooyu di tàmbali di liggéey maa ngi bàyyi sama yaay di fanaan ci néegu ñax boo xam ci suuf amul dër suuf la amuñu courant amuñu ndox dëkk ci ni ay sàkket lañ dëkkoon kon fekkuma fa dara. ci ban gox ci biir Sénégal. ci Médina Fall gi ci Thiès ci biir Thiès donc kon foofu fekkuma fa dara te it aw fekkuma nijaay ba nga xam ni dama naan su ma demee ci moom mu jàppale ma fii aw ma mag bu góor ba nga xam ni dama naan su ma demee ci moom mu jàppale ma fii mais ma jàpp ni ñoom fii ma leen fekk man dong maa leen ci mën a génne ca ma jàpp nit su ma dundee ak wér ñaar yi nga xam moom mënu ma ko garanti doon ñaan waajur yi ñaanal ma ci muy dund ak wér su ma ko yàlla mayee mën naa am ma génne leen ci situation boobu tàmbali bi foofu la tàmbalee mu tàmbalee ci mënumaa continuer di jàngi école ndax booba mooy tuuti na trop ci ñoom ku dal loo lekk mënoo jënd ay kaye bi ci desaat ma itam yàkkamti naa participer ci kër gi ca nekk ndaw ma commencé nag léegi bëgg a jàngi métier mais bëgg it am loo xam dama koy indi ci kër gi di ko jàppale soxna si pour ñu lekk. ban liggéey la Serigne Mbaye Gueye tàmbalee. maa ngi tàmbalee ci laveur laa jëkk a doon mais sabab bi moo doon nekk mécanicien ndax maa ngi fàttaliku bi ma soxna si yóbbu ci benn xaritam buy dawal oto pour apprenti dama ko waxoon ni ko man daal damaa bëgg a def mécanique nga xam ni dinaa mën a dawal mën a defar oto waaye chauffeur moom day mën a dawal rek waaye du mën a defar oto ndeysaan mu ree ci ni ma d'accord naa ci yow daal di may yóbbu ci benn xaritam ku tudd Moussa Thiam ku doon defar ay oto waaye ba ma fa nekkee damaa boole woon ñaar damay xëy 6 heures du matin dem laver ji ay kër yi nga xam ni maa ngi fàttaliku ndem si yàlla si Camara Ndiaye yàlla na yàlla dolli ay leeram ak Alsane Ndiaye ak yeneen ñu ma xamoon ñu nekk ay yoroon ay oto ci temps boobu ma nekk am fukki at ak ñeent ma di leen laver le matin 6 heures du matin damay jaar laver foofu su ma laver ci ñeenti kër mbaa juróomi kër door a continuer liggéey waaye su weer wi dee daanaa ci am lu toll ci 500 francs ou 600 francs donc loolu laa démarré woon boole ko métier mi nag. ba léegi ñu ngi ci année 70 yi. Mbaye Gueye 73 74 Mbaye Gueye tàmbali ci raxas oto. boole kook liggéeyu mécanicien. tey mu mel ne diggante Mbaye Gueye ak oto lu yàgg la. lu yàgg la diggante Mbaye Gueye ak oto dama ci sax damaa jàpp ni liñ naan bu la yàlla bind lay moo ñaaleeg dara ndax ñu ngi may nettali oto findifeer yi ma daan defar ak powu tomate yi yu vide yi su ma ko daggee ba pare formé ko mu nekk oto ma koy rangale ci kër gi loolu lañ ma daan nettali finalement ñu may wax naa ma bi ma tolloo nag ci ay 14 ans damaa bari woon ay caabi yu bari di ko yore di wax ne dama am ay oto ñu ngi ma koy nettali ci sama ndaw automobile nekk na ci man loo nga xam ni dafa bokk ci sama dund ginnaaw bi ma ko yoree fii jàngee fii ci ay garage yu bari yàlla dimbali ma am possibilité dem à l'étranger defi formation bi ma jógee ci formation bi ma demee ci yeneen pays liggéey puisque jubal si wu ma Sénégal jàdd naa ci fu mel ni aux États-Unis jàdd naa Moyen-Orient yeneen pays dooru ñëwaat Sénégal yëpp musuma génn ci automobile rek laa mos a resté ci laa amee diplôme yi ma am ci laa liggéey ci usines yu mag yi ma liggéey avant may dellu si waat Sénégal ci automobile rek laa mos a resté. di benn doom bu góor ci ndeyam di taaw bu góor ci baayam tàmbale ci raxas oto tey jiite entreprise boo xam ne ñi ngi naan chiffre d'affaires bi diggante 40 ak 45 milliards la Mbaye tey lan mooy secret réussite bi ñaanu waajur la gëm sa bopp wala ku ñu dimbali. ñett yëpp ànd na ci ku ñu narta dimbali duñ la liggéeyloo bi ci desaat mooy ku ñu yarul du am ñaari waajur ca ku ñu yarul it mënut a réussir ci lu bari waaye nag man li nga xam moo ma constaté ñaanu waajur yee moom mérite ba ku ñu dimbali ka la dimbalee moom mérite ba man mérite bi ma ci am mooy lan gëm sama bopp. mu mel ne ndaw ñi kon dañoo war a gëm seen bopp maanaam la confiance en soi. mooy tout le temps moo nekk suma discours fu nga xam ne tudde nañ ma fi école wala ñu demandé ma ñëw def cours
fenn wala ma ñëw war a waxtaan ak ndaw ñi foofu laay démarrer foofu laay tëje dund yàllaa ko yor wér yàllaa ko yor boo ko ñaanee ba pare la yàlla bàyyil na nga war ko moom sa bopp mooy gëm sa bopp la confiance en soi kooku moom kenn mënu ko wutal nit kenn mënu koo enseigner nit kenn mënu koo fabal nit dugal ko ci boppam nit moo ko mën a gamal boppam ci lépp lu nit gëmul lu la jëriñ ku gëmul sa bopp it sa bopp mun laa jëriñ. donc bi ñuy jeexalee sëñ Mbaye Guèye mooy sa taxawaay ci yoonu murit ñu bëri jàpp ne bokk nga ci dignitaire murit yi maanaam ñi seen tur gën a fës ci yoonu murit da nga cee juddu loo nàmp la wala dalaa dab. dama cee juddu nàmp ko juddu gi nag yàllaa ma ko baaxee ak samay wayjur yàllaa ma ko baaxee ma juddu ci nàmp gi samay wayjur ñoo ma ko baaxee waaye tàqamtiku bi moom sama mérite la maa ci tàqamtiku sama bopp. tàqamtiku ci naka. tàqamtiku mooy li nga judd nàmp ko gëstul ko sa bopp ba xam njëriñ li téyel ko sa bopp loolu mooy tàqamtiku bi. tey jii bokk Mbaye Guèye ci biir yoonu murit ban jeexital la am ci dundam. jeexital gi kañ dama naan lépp moom la ndax doomu aadama dundam yëpp ci comportement am la dépendre muy ci yaram muy ci gëm yàllaam muy ci jomb-jomb muy valeur yi ñun suñu différence muy homme d'affaires muy bureaucrate ku mu mën a doon ku ne bis boo fekkee ay nit la leen seen différence la ko def ci ay valeur la ñun nag valeur yooyu ci murit gi lañ koy jëlee ndax ci waajur yi lañ ko jëlee ñu ñuy jàngal dina moytuloo lu xaraam dina moytuloo alal ju lewul dina moytuloo lépp loo nga xam ni yàlla bëgg ko tey jii bu ma ci joxee misaal ci man waajur moo tax ma toll nii dund lu mat 20 at yu manqué tuuti à l'étranger tey jii nga mën a toog ni musuma mooy yàlla ak tubaab musuma tox cigarette musuma naan sàngara musuma yooyu yëpp soo koy wax waajur nga koy gërëme te waajur yooyu fu ñu ko jëlee ci yoonu murit lañ ko jëlee parce que foofu lañ leen ko tàggale valeur yooyu nag indi ñu tey jii ba nga xam ni bépp xaalis bu yomb wala bu lewul dañoo jàpp ne xaalis bu yombee sax lewut noonu lañ ñu ko jàngale ba nga xam ni dara loo nga xam ne jàpp na ni yomb na sax buñ la ko proposé da ngay jàpp ni lewut te xaalis bu lewul jàngal nañu ni du sori te munta def dara lu dagan yooyu yëpp nag ay valeur la yoo nga xam ni ci lañ ko jàngee ci murit gi lañ ko jàngee dégg gis ko Serigne Touba bind ko bàyyi ko fi ñu dund ak ay doomi Serigne Touba gis leen ci côtoyé ku mel ni Serigne Mountakha ci yar ci murit ndaxte nee naa la boo nee Serigne Mountakha rek mooy murit murit pire mooy Serigne Mountakha ci jikkoom yëpp jukkee murit la. modèle de référence la mu mel ne loolu nga bëgg a wax. ñu doon waxtaan ak président EMG Group sëñ Mbaye lan ngay tàggoo. xanaa di am mbégte contentement ci waxtaan wi ci itam dalal leen waxtaan wu am solo mi nga xam ni jaar na fi. ñu ñaan borom tabaraka wa taala lépp lu ci njëriñ yàlla nañ ko jëriñoo ñun ñëpp ak sénégalais yi lépp lu ci dëng ñu ñaan yàlla xam ni matadi doomu aadama la waaye li may tàggoo rek mooy fàttaliwaat soññewaat que ni am na ñoo ngi toll ci benn moment boo nga xam ni mënuñoo def benn jël fenn fu ñu waxe wala fu ñu taxawee wax jël micro te lancé wuñu message comment la jeunesse sénégalaise pour attirer waat seen attention ci ni nañu jàpp ni fii ci réew mii dal gi fi nekk ak li nu fi yàlla may ci jàmm nga xam ni jagleel la amul menn réew mu nit mën a réussir ca mënoo ko def fii ci Sénégal gi amul xanaa peut-être ku ci nekk ku ne am nga boo amee nag benn xel bu jàpp ni fii dëkk bi kenn mënu fee réussir na la jàpp ni bokk nga ñi nga xam duñu fi réussir. Mbaye Guèye président EMG lañ doon dalal ci seen émission Café Ramadan ñu jox leen dig daje ak beneen invité ci beneen jotaayu waxtaan.